dal leen ak jàmm internet enquête 221 yi niñ ko baaxee di defee saa su ne rek Serge internet dañuy ànd ak yéen ci enquête sur bii nag daanaka ni ma koy waxee rek actualité oblige dañ ciy resté waaye nag dañuy rek laal tuuti ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ŋànk diine bi wala it ñi nga xamante ne ni dégg nañ ko moo xam fiq la ak bu mu mën a doon en tout cas dinañ ci daal di waxtaanee ci lépp li nga xamante ne rek moom moo ñoñal tey ngir suñu jaamu yàlla xaaw ñoo nag gàgganti ndax laayante biir la loolu la diina wax noonu rek la demee tax nag dañ coo dalal ki nga xamante ne ni moom moo di imam Babacar Sylla nga xamante ne nag xam-xamam kenn du ko naataableeti macha allah ci ndaw la waaye it ku dégg diine la ñu war a waxtaane nag ci yu am solo ba tey ci enquête sur ne vous en faites pas comme ni ma koy waxee rek saa su ne respecté nañu distanciation sociale ministère de la santé ni mu édité lépp rek jëm ci gën a rek mën a nekk ak lii di coronavirus comme que dañuy vivre avec virus bi waaye dinañ def kéem kàttan rek ba moytu ko ci lu ñu mën waaye tamit ñaax leen ci bu baax a baax ngir rek ñu daal di toog bàyyi ndiku ci yu bëree tax dama koy bàyyi mu nuyoo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu internet enquête 221 imam dalal nañ la jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah soxna bi baa ñi ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa enquête 221 di nuyu téléspectateurs yi leen di seetaan yëpp di ñaan sunu kàddu yi fekk leen ci jàmm di ñaan liggéey bi tamit yàlla barkeel ko jéego yi ngeen ciy def ak coono yi ngeen ciy daj yëpp yàlla leen ko yàlla bindal yiwu àddina ak alaxira amin amin yaay maam tey bu fekkee dañoo dugg ci actualité oblige coronavirus li nga xam ne moom mooy bésu tey bi saytu bi daal di génn ñu ne 1378 la ñu test tey lu jëm ci 145 ñu daal di positif ba tax na am na ay cas contact toll ci 99 cas importé 27 waaye cas communautaire bi nga xam ne moo sonal jamono yi ñu bëri di 19 ñu ne nag lu toll ci ñaar fukk ak ñaar 22 ñi ngi ci cas grave am nañu 56 ñi nga xamante ne ñoom ñoo léegi yokku na 60 personnes génn nañu àddina jàngat bi nga am ci situation du jour saa su ne boo déggee saytu bi ñu wax ne fii la feebar bi yem ci Sénégal ban sentiment nga ciy am. bi ma ci am mooy benn nit bu génn àddina sax da nga ko yërëm mooy ñi ngi ñaan ñi ci génn àddina yal na leen yàlla yërëm. que ñi mu dal tamit yal na yàlla saafara leen ba nu jóg delluwaat ci seen i yitte doxi seen i soxla parce que feebaru nit kenn du ko xeeb kon heure bi ñu déggee nit génn na àddina rek li ñuy njëkk a def mooy wax la nu yonent jàngaloon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaw inna lillahi ma aqda wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu miqdar mooy ñun ñëpp ci yàlla la ñu bàyyi ko yàlla moo nu moom li mu jël moo ko moom li mu fi des tamit moo ko moom heure bu ko soobee mu jël si ko que mu jógee ci corona ba nag du ma ci am tiitaange yu bare man wax dëgg yàlla man dafa am nu ma gisee corona rawatina ci yu mujjee yii di ñëw xëy na du ma ci dëkkoog ñëpp mais damaa gis ne c'est normal nit ki corona de nit ki corona jóg dem yoonam man amatuma ci problème. lu tax amatoo ci problème da nga koo gëmmatul wala. non kay. lu xew imam feebar bi dañu war a dëkk ak moom. am nañu sibiru génn àddina. c'est normal nit ki corona génn àddina. man li ma déggum ci borom xam-xam yi ko xam li nu ci wax yépp te ay docteur lañu rawatina waa OMS ñoom léegi dañuy xalaat ne ñoom dañu wax ne dañu yaakaar ne feebar bi sax dafa nar a nekk feebar bu dëkk ak ñun. comme xamaguñu kañ la fiy jóge nañ ko jàppee sibiru nañ ko jàppee tooy nañ ko jàppee cancer nañ ko jàppee comme feebar yi fi nekk di rey ay nit mais du rey ñëpp mën na jàpp fukki nit rey kenn juróom-ñeent jóg dox li ci des rek mooy ñuy ñaan yàlla mu bañ a dal kenn mais man damaa jàpp ne c'est normal nit ñi di feebar di génn àddina warul nekk lu rëy lu exception loo xam ne musul am ci àddina non c'est normal nit feebar génn àddina nit feebar ñu faj ko mu wér. imaam ni ñu koy déggee nii ñuy wax est-ce que du mbas mi ñu ñoo ko créé. mbasu corona bi créé wuñ ko. corona moom jox nañ ko gëdd bu rëy boo xam ne man gëdd boobu gisuma ko man dama jàpp ne corona feebar la comme feebar yëpp di wàllaate di faat comme yeneen feebar di faat c'est normal mais damay seetlu corona bu faatee dafay nekk lu rëy lu doy waar am na ñaar ñu faatu tey ci corona wala ñett
bu beneen feebar faatee du nekk dara du def dara dañuy jàpp ne bon c'est naturel feebaroon na cancer dee na wala sibiru na dee na mu yàgg mu yéex foofu la ñu jëm ci corona mooy dañuy dem ba ku dee ci corona dañuy jàpp ne c'est normal parce que am na ñu ci dee woon foofu dañ fa war a teel a yegg c'est-à-dire boo seetee léegi mboolem état yi confiné woon yépp ñu ngi dindi. président keroog bi muy déconfiné dafa wax ne dañ war a jàng jéem a dëkk ak feebar bi. non kon man dootuma amati tiitaange nit feebar ci corona génn àddina dañ may informer comme si que benn waay bu sibiru woon génn àddina wala benn waay bu canceroon génn àddina ñu ñaanal ko yàlla yërëm ko yokk jumtukaay yi ci hôpital bi man fi ma gën di xalaatee mooy nañu fexe ñu dooleel médecin yi ak la ñu yore ci jumtukaay di ko faje ñu fexe loolu di yokk mu ëppoon solo junni yoon ñuy toog di tiir rek naan fu nu jëm te yow li nga yoroon ci matériel bi muy dugg fii feebar bi muy dugg li mu yoroon ci matériel loolu nga yor ba léegi c'est pas normal li ñu war a changer mooy dañ fexe ñu ne plateau bi yokku na matériel yi dolleeku na amélioration am na ci système sanitaire bi macha allah yooyu lañu war di dégg muy dal suñu xel mais bu fekkee fi ñu taxawoon la ñu taxaw après ku dee rek ñu yuuxu ne fu ñu jëm am na keneen non bu subaa day dalaat keneen alaakulli àll parce que cas communautaire bu xasee am mooy ñuy wàllante te kenn xamu leen loolu fan la jëm kenn mënu ko xam. mais imam aussi tamit est-ce que benn côté corona amul situation bu mu réglé wala ndax amul ñenn ñu mu jox dëgg bi bu ñu fàtte ni yàggul tuuti feu Ousmane Tanor Dieng bala mu doon faatu ci biti la génnee amoon sax Guy Marius Sagna looloo waraloon mu demoon fi prison ndax dafa wax plateau sanitaire bi war nañ ko defaraat te moom nga wax léegi est-ce que joxuñu ko dëgg tey jii. effectivement man tey jii ku fi feebar ba ci président du dem de day toog. waaw dëgg na waaw gis naa ne am na lu ñu jàngal déjà jàngal nañu ne ndekente dañu war a góorgóorlu suñu bopp d'abord réew yëpp la ko jàngal sax. àddina yëpp corona da leen a won ne mbay ci sa wewu tànk. mooy defaral sa dëkk d'abord defaral sa plateau de santé d'abord bés a ngi ñëw foo ko bëgg a yóbbu ñu ne la téye ko foofu déjà fii Sénégal tey alhamdulilah macha allah ma laal bant mais ñeewuñu kenn ci corona nañu waxante dëgg dañu rey làmmiñ rek waaye àddina bi li fi corona def ñun dañoo war a taxaw di yëkkati loxo di sant yàlla bés bu nekk ñu ne la tant nombre de guéris ak suñu hôpital yu xaw a néew doole yi loolu sant yàlla la ay quarantaine de morts la ñuy wax bon ay soixantaine de morts la ñuy wax am na ñuy compter ay 1000 personnes c'est-à-dire bon loolu nag man dama jàpp ne dañu war a sant ah. moor yi ci biti gëm nga ko. parce que am na benn image bi défilé moor yi bu ñu leen tegee am na boo xam ne sax kooku da ko cas rek yëkkati exactement ñu naan ndax néew dana oyofee noonu est-ce que du maleka. waaw gis naa benn soxna bu ñu wane mu rangale ay néewu corona mais mi ngi téye ak benn loxoom nii bon néew moom du oyofee noonu ala kulli xaal xaw ma lu xew mais man tubaab yi duma leen mës a miimal ne ñu ngi dugal ay tappale ci corona bi loolu ku xamul tubaab rek moo koy weddi mais seeni tappale weesu na corona bi ñu def ci sax lu jéggi dayoo man moom gëm naa ne ñi ngi ciy laxas ay tappale yoo xamante ne nii kenn mënul wax nu mu demee le problème nag mooy du ñu ko xam léegi dañuy dem ba affaire yi passé ba affaire yi passé moo am ay information yu génn lii moo xewoon fii malheureusement mais ku am gis-gis tuuti xam ne daal y a quelque chose ci affaire bi. maam OMS wax nga ko sànq organisation mondiale de la santé am na yi nga xamante ne daf koy faral di wax dem ci feebar bi surtout ba ñu waxoon fii il faut africains yi nécessairement mel ne dee bi farata la il faut ñu faatu ci nombre gu bari OMS yow jàngat bi nga am ci loolu da du ñàkk xam naa ne yaa ngi def da ngay def gëstu ci yu bari ci yu mel noonu OMS position am est-ce que dafa bëgg bokk ak ñi nga xam ne dañoo bëgg réduire en tout cas monde bi ñu gën a wàññeeku. si man loolu laa gëm man OMS moom gëw ma leen wax dëgg yàlla gëw ma leen lu tax gëw ma leen mooy yow nit ñi nekk ci lu ñuy tuddee mbas nga xëy di moytuloo ñëpp ñu wax ne Europe nang ñu 1000 de personnes ñoo fay dee mu dugg ci suñu réew yu xaw a ñàkk solo yi néew doole commencé di faat ñu am benn garab bu ñu gis chloroquine la neneen la tudd ñu commencé di faj di gis ay tan am ñuy wér di jóg di doxi seen soxla OMS jóg déclaré que ne nañu arrêté chloroquine bi te tegul dara ci loxo nit ñi
man boobu laa ne kii moom daa bëgg ñun ñu gën a dee wala lan parce que chloroquine baax na baaxul lu mu metti metti mi ngi faj ay nit. léegi yow nga arrêté garab boobu te indiwoo garab buñ fajoo mais ma ne kii dafa am intérêt nit ñi dee moo tax boobu laa ne OMS jarul déglu sax ci mbas. parce que yow même bu chloroquine baaxul woon bala nga ko arrêté comme mi ngi faj am na ñuy dugg di wér wutal lu ko gën door ko fa teg mais moo tax man OMS wóoluma leen plus Bill Gates mii gars yi di coow. ci vaccin bi dafa bokk ci ñiy participer ci OMS am na sax ñu wax ne 15% da koy participer ci ñoom. Donald Trump gis nga seen problème yi ñu am déjà nee na moom rocc na loxoom ci financement yi mu doon def ci OMS dootu ko ci def lan la gis ba wax loolu mbir la moo tax OMS ñëpp waroon a bàyyiwaat xel OMS moom am na leneen lu mu soxla ci nit ñi lu dul que nit ñi wér jóg doxi seen soxla man moom gëm naa ne am na leneen lu mu bëgg moo tax man wóoluwuma leen 100%. yaa ngi wax Bill Gates yaa ngi wax aussi tamit position am ci 15% am gis nañu ni ñaari yoon ñett ci ay entreprises yoo xam ne dañoo fasantikoo ci yenn gox yi yenn dëkk yi dañuy joxe OMS te Bill Gates moo ko moom tey mbébét nañu ordre mondial bu bees tàkk Bill Gates am na ci position yi suñu déggee yenn façon yi dañuy wàññi àddina bi 7 milliards d'humains nga ne 500 millions nga bëgg ñu génn pour ñu mën a am paradis yooyu ordre mondial bi noo ko déggatee en tant que imam parce que nag waxtaan bi foofu la gën a bëgg. effectivement déglu naa ko te maa ngi koy saytu di ko topp bu baax ndax dama jàpp ne yitteel na ñëpp waaye dafa war a yitteel imam yi parce que imam yi dañu war a di wax ak doomu aadama yi loolu yàlla moo leen ko nattoo ay nit nag boo taxawee di wax ak ñoom da ngay xool ci jamono boobu la ñuy dund nga jéem fa dund ànd ak ñoom boo leen ko mënee gën a xam mu baax soo ko mënul gën a xamit nga xam ca lu tolloog lan ca xam mais nouvel ordre mondial Bill Gates mi ci dugal loxoom bu ñu xamul woon kenn ci ñoom ñu xam ci Bill Gates mii rek waroon na tax ñëpp téye seen loxo moom dafa musul nëbbu position liggéeyam mooy réduire population bi parce que moom dafa bokk ci pas-pas bu ñaaw bi mu am moom ak Malthus ñoo ko bokkale ñoom dañoo gëm ne àddina bi li fi ne ci koom doyul nit ñi ñoo ëpp koom bi léegi pour ñu dund bu aisé wu foog ñu wàññi population bi ndax ni population bi di màggee moo gën a gaaw ni koom gi di màggee loolu jullit du ko gëm ñun ay jullit lañ gëmuñu loolu wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha sunu borom dafa ni bépp daaba bu mu wàcc ci kaw àddina gàddul na la sa wërsëg àndaale ko léegi nag Bill Gates bëgg ñu gëm la fii am na ñu fi nekk te amuñ fi wërsëg loolu mënut a nekk fii ku fi nekk rek da nga des sa wërsëg buy jeex da ngay génn paaka Bill gi génn la keneen génn la yàlla moo la ciy jële parce que jeexal nga sa wërsëg comme ñoom nag dañoo taxaw temm ne dañuy wàññi population bi seen nouvel ordre mondial bi nëbbuñu ko c'est pas première fois ñu gis benn nit bu wax ne dañu bëgg réduire population bi wax naa ko léegi Malthus ci la bokkoon programme planning yi yëpp daanaka ñi ko théoriser la bokk Bill Gates tànk yooyu lay dox bu ko àddina xamul woon dañ ko war a xam moo tax man d'accorduma ci te dama ko ragal. 1924 yaakaar naa waa kenn 1924 mën nañu wax ni ci la ca kaw ca ñombatan ba. ci la diine wala boog jullit ci islam. xaaw a nekk koo xamante ne amul yaay amul papa nuñ ngay waxatee sax ko amul yaay amul papa. nekk jirim daal. jirim donc mooy ordre mondial boobu nga xam ne la ñu bëgg a indi léegi amatul benn nit. ñaari nit benn rek amatul diine bi amatul diine bee pas de góor pas de jigéen. loolu yëpp position boobu est-ce que benn côté amoon leen pas part de responsabilité beneen position wu xeex boo xam ni imam yi war nañ ko def ndax yenn imam yeeg ulema yi ñi ngi dégg luy nouvel ordre mondial surtout déggin bi imam yaakaar naa ñu bëri na comprendre ñu ko est-ce que du seen waxeef yéen pour yéen ñi comprendre tuuti laaye biir ñeneen ñi waaw loolu moom d'accord naa ko ndax man damaa gis ne nouvel ordre mondial même pas que problème mu diine kese muy africain yi muy réew yi néew doole yi ñëpp waroon a jóg def ko seen combat parce que fi ñu wax ne fa la ñu jëm une gouvernance mondiale c'est-à-dire loolu mooy Sénégal oo Gambie oo Côte d'Ivoire oo réew yooyu daanaka existé tuñu parce que décision yëpp léegi ci kaw lay jógee xam nga nouvel ordre mondial africain du ko jiite loolu moom boo ñu génn suñu xel ñun suñu coupe de monde bii nuy bokk rek dañoo bëri solo mais daanaka dañ fi yàqe ab xaalis mais duñ fa jëlee lu bare
ñoom ñi koy diriger ñooy dem ba yow léegi sa biir réew fii ci Sénégal lépp lu fiy dox ñoo koy doxal say loi sa bopp di nga ko tëgg mais loi yooyu du am benn effet ci ñun par rapport ak ñoom bu ñu rëddee seeni loi par exemple tey ñu d'accord ñoom ñoom ñu ne léegi daal ngóor jigéen dagan na ci àddina bi su boobaa ngóor jigéen day dugg Sénégal par la force te doo ci mën dara parce que yow da nga bokk ci gouvernance mondiale bi nga xam ne yow nekkoo fa sax benn région waaye est-ce que sax di nga fa mat sax benn quartier décision yi fa muy jógee moo la ëpp doole da nga koy nangu par la force. économie heure bu ñu ko bëggee daaneel ko moo tax ma gis ne non seulement waa diine mais mbooleem africain yi mbooleem réew yi néew doole yépp waroon a taxaw ñu booloo ne ñun lii bokk na ci te enragé wuñu alhamdulilah parce que Amérique bokkul déjà Trump moom nee na loolu du ci dugg xëy na loolu sax indi na tuuti blocage ba tax na seen affaire yi yéex na ko ñeneen def ko mais loolu arrangé wul kenn lu dul ñeenti réew juróomi réew yi ko nar a séq ñoom ñoo nar a paacoo àddina bi nu mu leen neexee. séppi loxo yàlla teg ko fële diine moom su boobaa bu ko kenn tudd ci ay valeurs yi ñuy wax nii non c'est fini lu ne mën nañ ko dogal su boobaa te da nga koy nangu par la force parce que ñoo lay gouverner waaw loolu mooy. président position bu mu ci am Afrique xanaa nu mu mën a demee am nañu benn kàddu bi nga xamante ne war nañ ko wax tey par rapport ak loolu. non africains yi man dama xaw a néewal seen taxawaay trop président moom d'accord ni ci nouvel ordre mondial. chaque jour ci ay waxam day ñëw naan préparer leen ko parce que ñi ngi ci guerre économique par force dañuy dem ci nouvel ordre mondial. te wane ne amul benn état boo xam ne am nga kàttanu taxaw def face affaire bi. moom teel na d'accord moom. non d'accord ma ci loolu man moom d'accord na ci. d'accord ci. nouvel ordre mondial. non jamais. moom nee na amul benn état bu mën a taxaw rocceeku ci. non c'est-à-dire peut-être boo bañee ñu jéem la forcer xëy na lu mën a nekk la mais loolu nekkagul léegi mébét bi loolu la mais gis nga balaa ñuy yegg foofu ku am fayda te taxawu sa bopp duñ la ko def parce que nouvel ordre mondial c'est pas que 2024 lay doon mën na nekk sax 2050 ñoom ñi ngi ci programme bi amaguñu luñ bëgg mais seen mébét mooy ñu def ko léegi nag mébét yooyu pour ñu def ko ñu ngi commencer di récolter ñi ñu war a am bon ku d'accord ñu dugal la ci gis gi bàyyi ñuy dem di dem bu ñu demee ba yoree majorité àdduna bi mais dañ koy doxal mais bu ñu sondee ñu gis ne li ëpp dañu taxaw ne bokkuñu Afrique ñëpp taxaw ne bokkuñu Europe ñëpp taxaw ne bokkuñu mais du bouger mais bu dee sondé na ñu ne moom la ñuy def ñëpp ñëw adhéré ne waa bokk na mais dañuy dérouler programme bi moo tax man gis naa ne affaire bi amagul c'est pas la peine ñuy soxla léegi di fa dem ak yooyu non. yaakaar nga ni benn dëkk bu ci mel ni Sénégal ak sunu président parce que fii la ñu nekk ak yooyu mën na taxaw daal ne je suis pas d'accord nouvel ordre mondial Sénégal bokku ci ba mu dañ ak gis nañ comportement le président Macky Sall bi mu am Charlie Hebdo bi tey démb George Floyd te dégguñu ci mu wax. est-ce que kooku moom moo nar a wax loolu. waaw non fooguma Sénégal ne bokkul moom loolu moom fooguma ko mais jàpp naa ne mën naa nekk. mën na bañ a bokk. si mën na nekk. ci nan imam ak position bi nii ñu gis nii. waaw c'est que nag Sénégal ci boppam waroon naa mën a bañ. ci nan imam. mooy gis nga réew mu nekk état dafa souverain. te c'est pas normal France wala Amérique wala keneen mën ñu imposer dara par la force Madagascar ëppale wu ñu dara nañu waxante dëgg. barki dem mu leen dégg muy menacer OMS di wax ne moom sax day retiré wu ci organisation yooyu Madagascar lan la mën lu ñu mënul. mais bakkanam mi ngi ci xotti gerte dëkk bi en général économie ci lu mu mën a ne ndax dina vivre yi ñu ko waroon jox wala jàppandal yépp dinañ ko bloqué. dañuy téye seen loxo. loolu moom mais léegi nag gis nga loolu. est-ce que du dellu doolu est-ce que du loolu la sa président di dawal. waaw peut-être addina bi tamit kon léegi war nañu xam ne mais tubaab yi jubuñu c'est-à-dire yow. nan la demee ba àddina yëpp xam ne bu la tubaab yi ne defal nii nga bañ daañu dal sa kaw mais kon àddina ñu xam ne tubaab yi jubuñu parce que man dama am droit wax ne non bu dee démocratie bi ñuy woote dëgg la. war nañoo yëkkati benn mbir Sénégal ne man bokkuma bon ñu may ko liberté parce que ñoom ñoo ne démocratie wala ñoom léegi seen démocratie bi ñuy woote gëmuñu ko. réew war na mën a wax non ñu bàyyi ko ne moom bëggul bokk. mais dañu lay faagaagal gis nañ fi Kadhafi ak yeneen peut-être bon président loolu lay moytu loolu mën naa nekk mais daal bu doon man du ma njëkk a dem
du ma njëkk a dem dinaa bàyyi gars yépp di wax man ma noppi rek jàpp sama njàmbur. fermeté wu le président Macky Sall ci face ak yenn dirigeants yi nekk ci biti jàpp nga ne le président Macky Sall am na benn charisme. bu mën a defee face ñooñu waaw charisme bi moom am na ko ndax def na ko mooy wax ci. ban charisme bu loolu dara yow xam nga président Macky Sall mu toog rek jàkkaarloog yow loolu rek beneen affaire la mu toog rek jàkkaarloog yow ñemewoo ko imposer dara. fii ci sunu réew fii waaw ba tey fii d'accord léegi nag ndax def na ko wala defu ko loolu problème la gisuñu ne taxawaay bi mu waroon def face waa Europe defu ko waaw sévère googu mu waroon a am ci ñoom amu ko. su fekkee dafay sóoraale ne dama ko séq ak ay ñoo xam ne nii nag bon ay saay-saay lañu suñu ne waaw mën a déet dinañu dal sama kaw ñu yàq sama nguur moo tax bu ñu ne waaw ma ne waaw loolu xëy na mën na nekk gis-gisam mais ëllëg mën na bañ a nekk gis-gisu keneen kiy ñëw koo xam ne moom danaan non buñ ne wii man dama naan non léegi nag après ñu xool ba xam conséquences yi fan lay jógee mais man loolu li ma ci métti rek mooy ñun ñëpp dañoo firndeel ne kon nekk tubaab yi jubuñu parce que man mënuma d'accord nit ki nga wax ko dara mu bañ nga ne da ngay dal ci kawam loolu moom kenn xamul ban àddina la waaw léegi nag loolu est-ce que àddina warul jóg nag ñu taxaw ne mais léegi ñun tubaab yi li ñu bëggal ñun africains yi mooy lan kaay leen bokkuñu ñu ne bu ngeen bokkul ñu rey leen léegi kay yow léegi bul ñu mayeti indépendance bul ñu mayeti liberté bul ñu waxati démocratie waxal ne yaa moom àddina bi kon di def li la neex parce que ñoom foofu la ñu bëgg a yóbbu kaay leen bokk ku bokkul daanu ko jëflanteeg yow mais nee ko kon bu boobaa léegi yow démocratie bi nga ñuy jàngal fan la nekk parce que mënul ñu wax ne démocratie lañ ñuy jàngal mooy yow sa réew fii tey président Macky Sall gis nga bu fekkoon dafa tere opposition mais tubaab yi dañu dal ci kaw su commencé woon di bunduxataal opposition yi jàpp ñëpp dugal ci kasu yu tëj ne benn parti moo fiy am moom rek moo fiy toog à vie mais tubaab yi dañuy ñëw dindi ko ne loolu du démocratie yow boo ne waaw dafa war a am ñu taxaw ne non ah léegi ñoom kenn du leen wax non moo tax man àddina boobu ma rappelé muy Ababacar Sylla di kenn ki nga xam dafa bokk ci ànd sàmm jikko yi macha allah di koo xam ne xam-xamam dañ koy rafetlu bu baax a baax ba tax na imam aussi parce que ñu ngi ci mbirum nouvel ordre mondial OMS Bill Gates actuellement ñu ngi ci problème mu puce nit ñi ñuy jox ay puce données personnelles la da ngay bañ mu réer amoo ordinateur nga puce sa bopp wala lan lañ ciy jublu. man moom loolu du nekk lu ma bett waaye su ma mënoon a bañ loo Sénégal yëpp laay bañ loo kenn bañ leen a ñàkk kenn bañ leen a puce lu tax nit ñu di ko puce parce que dama déglu benn son boo xam ne benn soxna moo ko def est-ce que nekkul France xaw ma su ma juumul mais moom dafa wax ne puce nañ ko. actuellement mi ngi Sénégal fi ñëw na. gis nga mais ndaw si daf ci wax ci biir wax ji wax bu ma choqué parce que nee na gars yi bu leen neexee souvent dañ koy nelawloo. waaw dañ koy programmer à distance moom. kay def loo xam ne day tax day nelaw rek souvent ñu def ko loo xam ne moom du mën a nelaw mais léegi ñun ay robot lañ nar a doon dañ nar a def ay robot yoo xam ne buñ na avance nga avance buñ na arrière nga arrière. te loolu est-ce que du ñu dem sax bay assure ci suñu xel di la xalaat loo c'est-à-dire loolu est-ce que bu yàggee sax jullit dina amati c'est ça le problème parce que nit ku mën a dem bay assure ci yow ngay jóg di tëdd. boo baree julli mën na bañ. mu bañ tee la c'est-à-dire moo tax daal en tout cas àddina bi yegg na foo xam ne man dama gis ne am nañu liggéey bu rëy non seulement jàngal suñu doom yi ñu yeewu jar. mais ñu ñeme taxaw def leen face nag parce que lii fi ñu jëm musiba naaru laay la mooy bu ñu yegg foo xam ne ñu def ñu ay robot di ñu taxawloo ko avance arrière loolu sëñ bi baaxul de waaw man nag bon. waaw kay ci ba tey ci yooyu gisoon nañu ni dañoo ne woon dañuy tëj jumaa yi. dañ koy ubbi. tëj bi yéen imaam yi bañ ko tëjee woon. c'est vrai que passé na. en tant que imam. di évoluer ci yooyu di ci yëngu. loolu rek nga xam noddu jiite. xutba. delloo nit ci sunu borom. indiwaat ko ci sunu borom. ñu ne dootoo ko fi defatee feebar bi mbas mi moo ñëw. comment période boobu bi muy njëkk door maam c'est la première fois maam occasion laaj loolu imam. toog ak imam laaj ko. moo tax sama question ñëw. ba nga njëkkee woon dégg ni tëj nañ
nañ jumaa yi noo def. am ci lu ma metti parce que mosuma d'accord ci tëj jumaa yi moom man ñi ma wër ñëpp xamee ne. feebar bi le président Macky Sall décrété le 23 mars passé état d'urgence couvre-feu tëj leen jumaa yi. voilà non man d'accord uma ci woon mboolem ñi ma toog ña dama leen ko wax ne leen mosuma ci d'accord mosuma d'accord parce que gisaguma woon lu tax ñu war a tëj jumaa yi wax boobu laa mës di wax. gisaguma lu tax ñu war a di tëj jumaa yi d'accord naa ñu organiser jumaa yi loolu laa mës di wax nag nañ ko organiser mais pas ñu tëj ko mais loolu ci la ñu mujj te encore dama jàppoon ne sax mbas bi su dee dugg na ku xam diine ni mu mel ci Sénégal lu sérieux la président Macky Sall fexe na ba gàmm màggal ziar appel ñu arrêté ko ci benn semaine mois de mars boobu xoola Tivaouane am programme Léona am programme Medina Baye am programme Yoff Layène am programme Touba am programme mu waxtaan ak ñoom ba ñu annulé yépp ci xol bu sedd guy kenn merwul ñépp nangu ko man de dégguma ci benn contestation bon mais lu tax ñu tëj jumaa yi mu bëri coow parce que waxtaan amu ci ak lu mu metti fi ñu jaar ba tëj yooyu rek nañu fa jaar gis nga xalifa yi dañu am kàddu ci jumaa yi ñoom nekkul ne tarixa yi la ñu jiite de ni ñu jiitee tarixa yi noonu leen jiitee jumaa yi am na ci xalifa yoo xam ne kenn waxul ak ñoom ci tëj jumaa ñoom dañu jàpp ne gàmmu yeeg màggal yeeg ziar yi la ñuy arrêté mais jumaa yi dañuy continuer di julli ñi jël décision wu tëj jumaa yi gisuñu xalifa yooyu waxuñoo ak ñoom mais xalifa yi ubbi seen jumaa continuer di julli loolu sérieux problème waxtaan bi waroon a am amul plus diine dafay soxla boo naree assure ci benn mbir xoolal ñi ko gën a xam man su ma bëggee xuus ci santé naa laaj waa santé lii loolu mooy fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun su ngeen xamul mbir laaj leen ña ca xam su ma ñëwee tey ci wàllu journalisme bi baa yow laay déglu su ma demee ca wàllu wér-gu-yaram médecins yi laay déglu su demee ba feebar bi imposé ñu dara ci wàllu diine dañu war a dellu laaji waa diine ne leen feebar bi buggul dajaloo feebar bi buggul tampaloo te yéen bu ngeen di julli da ngeen di tampaloo da ngeen di dajaloo loolu mënatul nekk léegi naka pexe ñooñu ne waaw mën nañu fexe ba du ñu tampaloo mën nañu def distance du yàq julli gi ñu ne non du yàq julli gi nii lañ koy defee ak ay waxtaan dàqul woon sax ñu waxtaan ko une semaine. ndax la loolu noonu tey jii moom la ñu nangu. moom la ñu mujj nangu c'est-à-dire bu fekkee dañ ne woon bu njëkk mënul nekk ci ay trentaine de cas mais pourquoi mu mën a nekk ay 1000 de cas mënut a nekk dañoo waxante dëgg mooy njëlbéen gi dañu faay fi ñu waroon a taxaw mooy wa shawirhum fil amr nañu diisoo ñu xool lu gën a baax bu ñu demee nag ba organiser jumaa yi mënul nekk. distance bi mënul nekk masque yi mënut a nekk ñu xam ne tampaloo bi par force day am ñu ne nit ñi dem nañ julee seen kër ala ko leer mais waxtaan yooyu amu ci dañu xëy rek ne première solution mooy tëj juma léegi nag di arriéraat ba tijjiwaat ko. ci tijjiwaat bi am ñoo xamante ne ni xeex bi am na fi bari na fi ci période boobu imam Léona Niassène ñu convoqué ko fii xalif général bi ne moom bu toogee du moo ko sant ndigal boobu moom faaw mu dem macha allah ñu koy ziar bu baax a baax. Abdou Karim Gueye xurum xàq am lam ca waxee amaana man xam naa leen seen principe ànd sàmm jikko yi xëy na d'accord leen ci terme ba waaye ndax waroon na ñu tëj ko ñetti weeru kaso. déedéet man Abdou Karim d'accorduma ñu tëj ko ci ñetti weeru kaso te leer na ma ni suñu coordinateur Cheikh Babacar Mboup maa ngi koy nuyu def na ci benn sortie bu yàggul Abdou Karim ni mu waxee du ñëpp ciy wax mais nag dañu waroon a xam ki ñuy tëj mooy kan nit ku feebar la c'est ça le problème c'est-à-dire nit ku feebar même su defee délit am na foo mën a jaar ak moom ñun ñëpp gëm nañu loi xam nañu àtte lu am la l'islam diine bu sévère la ci àtte waaye dafay sóoraale ki muy àtte yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jigéen ëmb na njaaloo ëmb ñëw taxaw ne ko yaa Rasulullah caw leen ma dama ëmb yonent ne mais est-ce que kii wér na lii kenn mësu ko wax parce que ñi ko am dañuy daw di nëbbu pour bañ ñu caw leen mu ne moom day taxaw ñu teg àtte bi ci kawam yonent na xool leen ko est-ce que wér na daal parce que ñu xool ko ne dara jotu ko wér na bi ñu insister ba sonn yonent ne ko demal da ngaa nekk ci ëmb comme da nga ëmb mënuñu teg benn àtte ci yow ndaw si dem ba am doom bi mu demee ba ëmbam jeex ndaw si dellu si waat ne yonent bi ñëw naa am naa doom ba pare yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ndaw si
yaa ngi nàmpal demal ba ki ngay nàmpal fer soo demee ba ki ngay nàmpal fer soo ñëwee ñu teg àtte bi ci yow ndaw si demaat ba ki muy nàmpal fer mu ñëwaat ne ko xale bi fer na yenente na door leen ko gis nga boobu kilifteef ci àttekat yépp ko war a bàyyi xel mais c'est pas que non booy bi daa yabaat rek bu ñëwee nañ ko teg gis nga jàpp ni tëj ko ba ndogal fekk la ci mu génn àddina du waa àddina nga ko am ak problème yàlla nga ko am ak problème. mu feebar opération ñetti yoon. loolu moom man lu ma xam ne dafa feebar. bu jeexagul. effectivement. ci jamono jooju imam ci la ñu bàyyee koo xamante ne bàyyi as ndëgës ndiku bu Gazali ñuy njort ci moom ni alal gi moom moo ko luubal jéem ko def ak trafic faux billets nekk ndax sa justice parfois doo laajte ban justice laa am. justice bu dëng man musuma d'accord ci ñuy wax ne Sénégal am na justice man. gëmoo sa justice. amul justice bu maandu amul. loolu moom man ñeme naa ko fu ne justice bu maandu moom amul ci Sénégal c'est-à-dire Abdou Karim doon na kaas nañ ubbi jumaa yi wax na ci ba wax ci lu leen neexul ñu tëj ko ñun ñëpp li ñu waroon def mooy ñu solidarité ak moom pour ñu génn ko parce que ñun la bëggoon ñu julli ci ndog boobu fekkoonoo ci ñi ngi koy ñaanal nag yàlla mën a tëdd 3 mois yooyu mu jeex ak jàmm mu génnaat te yàlla bu ko fa dara daal. benn plaide la koy tidd dignement. waaw moom il faut nit ñi xam loolu. parfois internet yi dañ naan libéré Karim ñun nañ ci wax. moom moo ni du ñaan. non moom du ñaan moom ku ko xam-xam ne du ñaan. non du ñaan loolu moom lu ma xam la boo fa demoon bindal ko lettre di ñaan sax yow dina la jéppi mbaa bu génnee di ngeen am problème. di ngeen am problème bu rëy sax. mais justice Sénégal dañ ko war a seetaan man loolu laa gëm parce que yaa ngi junj léegi ñoo xam ne dañ leen ñuy jàppoon ci ay faux billets ñu bàyyi leen pour la parce que neen dañu xaw a tawat. dañu xaw a malade Karim dafa malade ñaareel bi ci des bu dee da nga malade mais nañ la yóbbu pavillon spécial yaa ngi fi parce que pour ñu feebar la mais c'est pas ngay génn di delluwaat sa kër doxi de soxla loolu dafay tax loi yi faible gis nga loi dafa war a nekk lu sacré su ko diine tegee noonu bu ko àddina tegee parce que diine nekku fi it nañu fexe ba loi bi nekk loo xam ne ñépp a koy fonk te bokk na ci lii tax ñu fonk loi nag mooy ñu fexe loi yi ñépp respecté ko mais su amee ku def safaan feebar te am na feneen fu ñu ko mën a def ñu bàyyi ko mu dellu këram. loolu day wane ne loi bi ku ma am ndey la ñuy wax ak ku ma am ndey. ngi dem ci càppandaw l'émission bi sama prétexte li tax sax ñu gënoon laa invité imam di rappeler muy Babacar Sylla bokk ci ànd sàmm jikko yi macha allah moom mooy nag ñi nga xamante ne nii duñ leen dencee fii. corona moo leen faat. néew bi manqué na tuuti ci ay cëram. bu njëkk ba dañ doon wax ni dañ doon profané bàmmeel yi léegi jotatoo dem sax ci biir fañ lay sangee ak sang néew na ca ne néew boo ko tiimee sa xel war a dem ci yàlla subhanahu wa taala directement mu war la delloo en tant que imam jamono ji jaaxlewu tiit ñaawlu ndax ñaar diine mayuñu ko aada mayuñu ko soxna bi waa fàttalikul ni fii la ñuy tuddee ne Sénégal muy réewu teraanga jàmbur xamuñu ko ku ñëw dañ lay teral mais nga dem ba kii bokk ci yow dee ñu ne duñ ko suul parce que dafa corona mais corona mooy lan tuberculose moo gën a garaaw ay nit dëkk nañ ci famille tuberculose dee ci famille bi ñu suul leen mooy le problème ay nit corona ñu leen di yóbbu ci barab ñu ne noo duñ leen fi suul parce que dañoo corona. nit si daana sax ñu suul ko. nit ku dee dañu koy ormal yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am néew bu ko romb di ñëw mu ngi toog ci saxaaba yi mu jóg taxaw saxaaba yëpp jóg taxaw parce que mooy sang bi bu jógee rek ñëpp jóg mu jàll ñu toog saxaaba yi ne ko ah ya rasulullah néew bi du jullit yahud la mu ne dama ni dañu koy def ngir ñu màggal doomu aadama bi fu ngeen toogatee ba néew romb leen jóg leen taxaw gis nga kooku orma bi mu jox doomu aadama nee na doomu aadama bépp orma bu ñu koy jox ci dund bu deewee orma boobu lañ koy jox néew dañu lay tere nga dagg dara ci cëram xam nga yaa ngi koy junj léegi néew bu ñu teg di ko sang ñu commencé di coppati ay cëram mais loolu njabarkat moo koy def. ay sikkim bi baaraam yi mooy waa kañ ka nekk Touba. ñiy njabar nit ñi ñoo koy def benn am na kuñ bëgg a njabar ñu laaj leen ay cëru néew nga def ko parce que dañoo xalaatul ëllëg bàmmeel néew kenn du dagg karawam wewam baaraamam deretam lennam kenn amul sañ-sañu dagg ko yonent bi nee na ku damm cëru néew ginnaaw bi mu deewee xam mooy néew yaa ki damm cëram ba muy dund yéen a yam boo demoon dagg baaraamu néew bi dañu lay àtte kon koo xam ne yow da ngaa dagg baaraamu nit kuy dund benn la
amul différence lépp lu ñuy bañ ci nit ki bi muy dund bu deewee kenn du ko def moo tax yonent dafay tere joggi ci bàmmeel dañ koy tere même boo duggee ci armeel dañ naan la del xool fi ngay teg sa tànk bul ko teg ci kaw bàmmeel parce que bu doon dund doo dëgg ci kawam moo tax bu deewee doo dëgg ci kawam néew kenn du cabine ci kawam kenn du tuur ndox ci kawam kenn du raxasu sax diine da koy tere nga def ci kaw néew wala bàmmeel bi sax jël bi ci boppam yooyu yëpp dañ la ko tere. ñoom wis ndox ñu ciy def. waaw mën nga wis mais bu raxasu xam nga raxasu da nga jël sa tilim di ko sotti ci kawam. nit bu doon dund boo raxasoo ci kawam da ngeen di jote. yonent bi ne même bu deewee bu ko def lépp lu ñuy ormalee nit ci dund nee na nañ ko ormalee nit bu deewee. nit dee ñu war ko suuli ñu téye ko di ko lëw-lëwee di sànni ay xeer naan bu leen ko fi suul mais loolu fan la ñu ko teg loolu aada nanguwu ko diine nanguwu ko te nag wax dëgg yàlla ñi koy def nañu xalaat seen ëllëg ñoom xamuñu fan la ñuy mujj mën nañu dee bu ñaaw am na ñoo xam ne ku leen toroxal di nga ko gis ñi ngi bëgg a soppi jikko sénégalais yi sénégalais melul woon nii soxorul woon iñaanul woon siisul woon soo masaani génn àddina sa lépp ñoo koy yor mais man riir mii ma gis léegi non dama ci tiit diw fii la bokk waruñu ko fi suul diw bu deewee ñu dagg cër yi diw dafa corona buñ ko fi suul moo tax daal en tout cas Sénégal ñi ngi koy soppi bu ñaaw nañu defaraat jikko yi soxna bi baax waaw nañu defaraat jikko yi. mujj imam pour ñu tàggoo mooy Charlie Hebdo yàggul gis nañu ni sunu njiit demoon na fa ne je suis Charlie ñu bëri ne je suis Charlie ci terroriste yi nañ fa defeek yooyu noonu. tey am na benn nit ku ñuul boo xam ne teint noir la même bu fekkee américain la muy George Floyd ñu faat ko ci anam joo xamante ne ma ñëpp gis nañ ko rafetul te dégguñu suñu njiit kenn wax ci. waaw xam nga loolu moo lay won suñu faiblesse yu état yeeg africain yi rek parce que ay tubaab yu ñu reyoon ci Charlie Hebdo ñoom ñëpp dem foofu di marche te man gisuma woon solo marche bi sax gisuma ko woon parce que génn àddina ba pare te moom moo tooñ Charlie dafa tooñ loolu foog ñu xam ko Charlie dafa tooñ George moom bon. en tout cas gisuñ tooñaangeem li ñu gis mooy dañ ko tëral di ko rey mu nekk der bu ñuul boo xam ne ki ko doon def xeeb ko moo tax mu di ko def loolu nag Amérique moom macha allah wax dëgg yàlla solidarité boobu am na fa daanaka yëngal nañ Amérique yëngal goo xam ne dans l'histoire nee nañ mësul am loolu nag africains yi ñoo ci waroon a jiitu même buñ mënul dem ba foofu fii la ñu waroon a organiser marche wa illaa ñoom ñëpp ñu Twitter que mbaa ñu Facebook ko wane ne ñi ngi naqar lu baax ñii ñuy toroxalee doomu aadama d'abord doomu aadama ñu def ko façon toroxal bu bon bi bu ñaaw bi lu ma 10 minutes nga sukk ci kaw nit bloqué ko yënguwul plus mu nekkaat der bu ñuul nga di ko def parce que nit ku ñuul la mais malheureusement man état Afrique yi dégguma sax ku ci wax waaw comme si ko ñoom buñ ci waxoon rek mooy seen àddina tukki na ou bien tubaab yi dañ lay mere man loolu d'accorduma ci ak ñoom man dama bëgg nit bu libre boo d'accordul ci mbir nga ne d'accorduma ci boo d'accord nga ne d'accord naa waaye le problème kenn du fi yàlla de ñëpp ay mbindeef lañu France yorunu Amérique yorunu keneen yorunu te feebar bi wane na ko ñoom bu ñu mënoon dara ci corona bi heure bi kenn waxu mais ñoom ñoo njëkk a daw seen daanaka taluñu sax africain document déggal ma naan document sax médicament yi France daan indi fii nga xam dafa xaw a xeetoog chloroquine yeeg yooyu bi ñu demee ba corona bi sonal leen yëpp lañu retiré waat ne dara dootul dugg ci Sénégal kooku yéene nañu dara France ak fi nu yegg ci xaritoo nga xam ne daanaka Sénégal mooy France ñuy tooñ sax dañ naan la France bu sojee Sénégal mooy sëqat nit ki yegg foofu yor ay malade nga retirer say médicament kooku da ngay xam ne man kii lim ma yéene barewul du ma yéene ma dara mais lim ma yéene barewul moo tax daal gis naa ne africains yi nañu xoolaat bu baax nit ñu ñuul ñi nañu gëm li mag ñi daan wax mooy ku kenn bëggul ngay bëgg sa bopp te magum lëndëm ku ko dajul mu daj boppam waaw loolu tamit daal nañ ci bàyyi xel mais deewu George boobu ñëpp la metti donte africains yi nag du Amérique rek lay xew looloo ne France gis nga li xew Brésil sénégalais boobu ñu fa rey moom it rey bu ñaaw boobu voilà loolu ñun ñu ngi koy naqarul daay man nit ku ñuul moo sonn fépp lañ koy toroxalee fépp waaw en tout cas lu metti la daal. lu metti la Imam daanaka ñu waxtu bi jeex na jaajëfal mais man bi ma kii mooy je sais pas est-ce que Imam yëpp dañoo war a def noonu parce que yow yaa ngi wax Twitter yaa ngi wax Facebook Imam da ngay documenté wu da ngay def yëpp daf lay xaar dimbali tuuti ci sa presse ci jamono ji ngay xutba xanaa dafa baax ci nga gëstu ci yu bari parce que Imam yow dafa mel ne dara umpu la de lépp nga xam de. non xaw ma lépp nag xaw ma lépp. jamono yi ñu nekk nii tey jii nii bu ma la laajoon léegi xale yi def
noonu ci korité ba yéen ñu def ak yooyu noonu. foogoon naa sax dina ci bokk mais. non mën na ci bokk ba Roger daf may benn minute bu gàtt rek parce que loolu dañ koy soxla xale yi li ñu def noonu. gis naa xale yu ñàkk kilifa yooyu. yéen loolu seen liggéey la nu sàmm jikko yi. surtout période bi ñu ko defoon nga xam ne période la boo xam ne benn feebar bi day tere rassemblement ay xale dajaloo seen néeg même buñ dee xale yu ndaw sax loolu dafa bokkul woon ci aada sénégalais te man ñooñu dama bëgg ñu sanctionné leen sanction yu saf ba pare siiwal sanction yi. pour ëllëg yeneen xale bu ñu leen roy. benn weer par un mois lañ leen tëj un mois ferme 100 000 francs. daf ko filmer tas ko ci àddina bi xam nga ko mi ngi influencer yeneen jeunes mais lu ñaaw la lu doy waar te léegi dama gis ay moddu xale yu jigéen yu mel noonu yoo xam ne awra la ñuy fowee awra benn yaa ngi photo sa bopp wala ngay filmer sa bopp di sol ay suufees di filmer di tasaare mais loolu brigade des mœurs daf ci war a wax dañ leen war a arrêter c'est pas normal ay xale yoo xamante nii kenn xamul am nañu bàyyi wala yaay man parce que loolu dama jàpp ne dund bàyyi ma la ngay influencer ay njabooti jàmbur parce que àddina bii ñu nekk nag léegi nouvelle technologie bi daa yegg foo xam ne yow sa doom danay dugg ci loo xamul fu mu ne tàpp ci internet bi ñoom lay njëkk a gis day dem ba day jàpp ne awra moom du dara lu banal la mais ñooñu ñu ngi yàq suñu doom dañu leen a waroon tëj sax à vie ba pare tere leen internet bi ne leen yéen amatu leen droit génn ci télé waru leen a wax ci rajo waru leen a feeñ ci caméra. est-ce que loolu imam sunu dëkk bi organisé wu nañ ba foofu. non organisé wuñ foofu Sénégal non Sénégal moom yeggagul foofu. mais ñooñu ay mauvais exemple lañu waruñu woon a génnati fenn mais malheureusement boo moytuwul balaa ginnaaw suba ñu taxaw di nu mbalee ci télé. xanaa yéen ànd sàmm jikko yi di ngeen def benn sortie bu salé pour affaire yooyu. affaire yooyu ñun ci la ñu dëkk dañ koo xeex ba maara day taal yi te nag wax dëgg yàlla am nañ ci ay résultats yu bëri xëy na ñii li ñu nekkoon ay tout tànk sax moo taxoon gars yi joxuñu ko benn importance bi noonu. mais tout tànk mooy màgg na. waaw effectivement te sax day influencer ñeneen. man influence bi moo ma xaw a metti parce que ñeneen a koy seetaan ñoom tamit di toppandoo su ëllëgee ñeneen toog seen saal tëju est-ce que sax ñeneen defuñu ko te génnagul yàlla rek a xam voilà moo tax daal man loolu moom ñaawlu naa ko trop. yii la woon daal pour gëstu yi koj yi la woon daal. waaw non pas koj ko da ngay nekk loo xam ne àddina ngay nekk boo xam ne àddina bi moo lay imposer boppam léegi yow nga war a wax ak nit ñi mais foog nga xam ne nit ñi di dund. waaw foog nga xam loolu la rek mais ñun duñu dugg foofu pour que dañ fay dugg pour bànneex non dañu fay dugg parce que dañ bëgg a documenter wu xam fi àddina bi toll. bu ëllëgee ku la bëgg a nax mais kenn du la mën a nax mais am na ñoo xam ne léegi boo leen naxee rek da leen a neex de waaye nag yeewu nañ yeewu goo xam ne te loolu imam yëpp la war pour man mooy àddina bi fi moo yegg foo xam ne néew ma ñëpp dugg ci internet bi de mais na am ñu leen fay nekkal di leen xoolal ñu wóolu ñu di leen informer li xew ci àddina bi waaw ñu ngi yàq nit ñi waaw wax dëgg yàlla. bëggoon nañu mu gënoon yaatu dinañ am occasion beneen xam aussi seen perspective fi ngeen bëgg dem ànd sàmm jikko yi lan lay mbébét fan la taxaw objectif beeg yooyu yëpp xam naa incha allah yeneen jotaay dinañ ci waxtaani maam waaye pour l'instant enquête 221 moom mi ngi lay sant mu ngi lay gërëm. ñi ngi leen di sant di leen gërëm waa enquête 221 rawatina yow soxna Biba parce que ñun lii ñuy xeex nii yow kenn ëppale ci cër macha allah gis nañ ci sa taxawaay ci fànn yëpp ñu ngi lay ñaanal yàlla mu yokk sa promotion te gën la kàttanal ak équipe bu enquête 221 yëpp macha allah. waaw jaajëfal ko bu baax a baax Imam Ababacar Sylla nga xamante ne ci ànd sàmm jikko yi la nekk bokk ci directoire bi di ci def nag liggéey bu am solo macha allah bokk ci kilifa yi nekk ci biir kuréel bi nga xamante ne nag soññee ak gën a delloowaat nit ci yàlla ñoom moo leen yëpp yitteel di préciser ni du ñu tëb rek wax dañuy documenté wu bu baax a baax dañuy kuréel bu nga xamante ne ni investigation daf leen yitteel bu ñu déggee benn wax sax dañuy préférer dem ci loolu gëstu ko bu baax a baax même bu dee sax ay junni yu bari lañ cay fay ngir rek daal di mën a yegg ci seen bu la ñuy set en tout cas dañ leen di jaajëfal yëpp teg nuyoo beeg ziar bi ci loxoom ngir mu yeggal ñu ko ci kuréel gi yëpp ci ñoom Pape Babacar ak ñëpp daanaka jaajëfal bu baax a baax Roger Mendy mi nga xam ne moo nekkoon tey ci caméra bi benn jëmm ñaari caméra jaajëfal Mortale Kébé également ak Aminata Paye jaajëfal également ñu ñuy seetaan enquête 221 ngi leen di remercier beneen jotaay enquête sur ak keneen ko ñu war a waxtaanal